Sud FM. Il est 21h. salaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li si nar a gën a fës bokk na ci li ci nar a gën a fës beneen parti bu bees daal di fekk si waat lu toll ci ñetti téeméer ak lu teg parti politique ci biir réew mi Déthié Fall fi mu ne nii nag daal dina woon ginnaaw parti boobee mu doon àndal di parti Idrissa Seck daal di taxawal parti républicain pour le progrès dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ni ki tey ji la ko doon amal. coowal ndox ak waa tekk pënd ba wureegul daal dina jibaat diggante Mbuur jàpp Tiwaawoon askan wa fa kenn ci ñoom àndut ci la nga xamante ne moom mooy ñu daal di dénk lépp lu jëm ci wàllu pu sedd lépp ndox mi ak kër googe di ak waa tekk dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ci boobu jamono itam daal dinañ nemmeeku jafe-jafey ndox foofee ca Medina Wandifa ak itam la nga xamante ne moom moo jëm ci taxawaay gu muy gàllankoor yu muy andi ci rawatina ci jigéenu wann pour lor yi foofee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar bokk na ci itam lu jëm ci wàllub liggéeykat wala boog ñi nga xamante ne dañoo loru ci wàllub terre bi ñoom itam fi mu ne nii daal dinañ gën a takku ngir rek daal di xeex gi nga xamante ne mooy rek ñu daal di leen joxub seen ndàmpaay ak it la nga xamante ne moom moo warloo ci ñoom ñeenti atu yàllaa ngi nii ñuy daw ci loolee mënuñu ko jot li ni mel daal di ko jeexale lu gënoon a fës ci ayu xibaar ci ayu bés bii ñu génn Alassane Wade moo féete ci xarala. Sud FM. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn xibaar yi ñu doore ko mbirum politique Déthié Fall daal dina samp ndëndëm taxawal parti bu yees bu ñu duppee parti républicain pour le progrès di PRP moom nag niki tey ji la ko daal di xamle ginnaaw ba nga xamante ne nag ñool ak coow daal dina dox diggam ak kile di Idrissa Seck di parti réew mi noonu itam la daal di tàllal loxo bépp ku jege ngir rek ñu daal di fexe doon benn say ngir daal di taxaw ci njëriñu askan wi Amadou Moustapha Dieng. moo tax ñu jóg taxawal parti bu ñu tuddee parti républicain pour le progrès PRP diisoo ak askan wi. ci noonu Déthié Fall daal di sos PRP di parti républicain pour le progrès ginnaaw bu mu amee fukki at ak juróom-benn ci biir parti réew mi. li koy mandargaal di xeetu leket boo xam ne ay loxo yu ubbeeku ci kaw ñoo ciy génn ci kaw loxo yi ñu mun cee wàññi juróom-ñaari biddéew Déthié Fall di xam ne moom de askan wi la tànn te askan wi moo ko jaral àdduna ak li ci biiram gëm-gëmam moo ko gënal lu nekk. lii ñu jëm parti boobu fas yéeneen ko taxawal ci 552 communes yi nekk Sénégal yépp ak ci réew yi nekk biir diaspora yépp bëgg nañu mois de décembre bii ñu jëm ñu taxawal congrès bu parti bi. ginnaaw bi ñu roccee ci moom vice président parti réew mi ngir la mu waxoon ci assemblée nationale Déthié Fall dëggal samp bu mu samp ndëndëm ci wàllu kujje gi di ko sax biral ci ay kaddu yu ñagas jëmale ci nguur gi. taxawal suñu justice mu doon justice bu dëgg tax a jóg. loolu nag mënul jaar yoon mukk tant que le président de la république génnewul loxoom ci doxalinu justice bàyyiwul di jéem na saxal opposition ak di jéem na saxal opposant loolu mënul am tant que delloowuñu waat ñii di Karim Meïssa Wade di Khalifa Sall seen acte ak seen yelleef tant que arrêté wuñu poursuite yi contre Ousmane Sonko wala arrêté wuñu di jàpp nit ñi di leen dugal ci biir kaso. ki jëloon kàddu gu ci turu FNR di kuréel gi ëmb kujje gi Matar Sourang lii la xamle. bi nguur di fekk ci soow ba di fa gajab moom ñi gajab fu la gën a dëgg ca la wane fulla ca la wane fayda moo tax bu mbir mi amee ñun de mun nañu seede ni soppiwu doxalin benn yoon ca lañ ko dénk moo tax ñun dañ la bëgg a xamal ni Déthié opposition de soxla nañ la tàllal nañ la loxo bëgg nga ñëw fekk si ñu taxawaay ba nga taxawoon ñu taxaw ko pour jële fi lii fi nekk ni musiba la ci réew. mébétu Déthié Fall moo di mu taxawal banqaasu parti bile fii ak weeru décembre laaj ji nag moo di ndaxam dina des ci biir assemblée nationale bi ndaxam dafay démissionné wala sax parti réew mi bile dafay laaj ñu jébbal ko système boobule mu toog ca pencum ndawu réew ma am déet li ci kanam raw li gët. li ci kanam raw li gët Amadou Moustapha Dieng ñeneen ñi daal di taxaw yu itam jàttu ni soccat ni ki tey ji bokk na ci ñoo nekk ca Taïba Ndiaye ci département bu Tivaouane ñoom nag séddale ndox mi ñu daal di dénk ak waa teg la ñu ne duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg te benn ndox fas yéene wuñ ko góoxu ci këru tasu pour ndox moome maire ba fipp la ñu daal di def niki tey ji rango ay morso yu xonq fësal la nga xamante ne moom mooy seen ñëg ñu ko xol rax ci dolli di ko reeteet Babacar Sow.
askan wi yeewoo ci commune Taïba Ndiaye nekk ci département bu Tivaouane dañoo mer ba futt jamono ji lenn warlu ko lu dul anam bu bon bi nga xamee ni moom la Aquatech yore ndox mi du lu yàgg loo xam ne lii dellu siwaat na ginnaaw bu nga xamee ni dañoo jàpp ni kilifa yi dañoo làqatu daal di defaat ab lëkkaloo bu bees ci ni ñuy yoree ndoxum naan bi ci gox bi sol ay sekkit yu xonq cur wër ci biir dëkk bi ci naaj bu tàng bi ni daal bëgguñu benn yoon li nga xamee ni moom moo di Aquatech yor seen ndox moomee nee nañu na Aquatech jël ay bagaasam dem yoonam Amath Samb moo yore kàdduk usager forage yi nekk ci Taïba Ndiaye. ñu wax Macky Sall moom mi nga xamante ni décret bi ci moom la jógee réforme bi offre bi nga xamante ni moo lëkkaloo ak Aquatech ñu revenir at ci seen décision ni leen Aquatech gii ngeen ñu andil liggéeyul li nga xamante ni moom la askan wi di xaar Aquatech fitna la ñu jural ndox mi doyatul je pense léegi caméra yi jaar nañ ci kër yi su suba ba léegi amuñu ndox loolu wane na lu ne ba nga xamante ni ñoo yoroon dëkk bi nekk fii lii musul am problème bu amee ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk population bi bu ñu yoroon gestion bi dinañ def luñ ca mën ak GIE moo fi nekkoon compétence yaa ngi fi à chaque fois bu forage bi paane ki koy réparer ci dëkk bii la dëkk. soxna yi yeewoo ca Taïba Ndiaye yokk ci ni jamonoy mbas mi ndox nekk na li nga xamee ni lii lu am solo te ñoom duñu ko am benn yoon ngir jàmmaarloog coronavirus ba tax sax ñuy sànni ki yoox ni bëggatuñu Aquatech ñu déglu ci soxna Bintu Sané moo yore kàddug jigéen ñi yeewoo ca Taïba Ndiaye. Aquatech bu ci duggee suñuy facture duñu ko mën a fay te duñu am fenn fuñ ko jooytoo kon nag yuuxu moom na jub fiñ ko war a jubee wax dafa jooy ñu ne la looy jooy mu ne ko fiñ ko war a jooyee jooyee ñu ma ko fa te fii lañ ko war a jooyee muy suñu forage bi ñu moomal suñu bopp ñun daal forage bi daal nañ ñu ko bàyyi suñu loxo booru dëkk bi yëpp jafe-jafe bi bari na ndax feebar bi bari na ñu ne te ndox bi moo ñuy setal te amuñu ndox mi kon bu ñu amul ndox nu ñuy setee feebar bi day gën a law kon nag ndox mi na def ci dëkk bi yónniw ñu kenn jéggaaniw ñu kenn nañu yem fii suñuy ndox suñu doomi réew mi yor ko forage bi ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom. Tivaouane Babacar Sow doon cooco yéen fii ci Taïba Ndiaye pour Sud FM. Babacar Sow seen mbokk yu nekk foofee ca Bandia ak ca Kirène dëkkaan ya fa daal di wër ci commune bu Diass ñoom itam daal di nañ leen feelu niki tey jii ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu séddale ndox boobee ñu fas yéene denk li la di Aquatech ñoom nag kii la di préfet ba sous-préfet bu Sindia la ñu daal di joxoñ baaraamu tuuma mais moom mooy dox loole tax na rek ñu daal di sàkku ci njiitu réew mi mu àddu ci ndax nag ñoom duñu nangu benn yoon seen séddale ndox boobee ñu daal di ko jox waa Aquatech Moustapha Sall. bu kenn laal suñu forage soxlawuñu kuréel gii di Aquatech li bokk na ci message yi nga xamante ne askan wi ñoo ko bind ci seeni tableau ñii nga xamante ne ñoo dëkke Kirène ak Bandia ab toogaanu la ñu amoon ngir fësal seen naqar ba pare noonu ñoo lànk ñoo bañ kenn rek du fi daal di dénk fi nga xamante ne mooy seen forage boobilee société boobu di Aquatech. Issa Pouye membre du collectif des ASC de Kirène Bandia taxaw nañ fi ay yoon di wax ci affaire forage bu Kirène di wax ne ñu nanguwuñu la nga xam ne lii moom la état du Sénégal def ne boole na forage bu Kirène ci yi nga xam ne yi jox na ko société bi ñuy wax Aquatech population Kirène nanguwuñu gis nañ ne fépp fu Aquatech dem fépp foo xam ne ñu nga fa ay jafe-jafe ndox moo fa am nit ñaa ngay jooy village yi nga xam ne yii rek ñoo ñu gën a jege muy Diass ay Cikki Aquatech moo leen géré ay jafe-jafe moo fa am te ñun comme ci suñu forage mi ngi dox ci suñu lan moo war a tax ñu jox ko Aquatech. léegi mu am fi fukki at wala lu ko ëpp askan wi ñoo yoraloon forage bi seen bopp amul benn coow ndox ma ngi am na mu waree. maa ngi tudd Souleymane Mbeng may imam Mbeng ndax dañoo jàpp ne nit ki soo ko fekkee muy doxal nga gis ne la muy doxal dara sikku ca te nee nga da nga koo bëgg a yokk pour mu gën a avancer booy andi da ngay andi koo xam ne moo ko sukk waaye ñii nga xam ne ñoom la ñu bëgg andi fii ci Kirène di ko andi ci forage bi def nañ ci ñoom ay étude Sénégal ba mu daj amuñ fu ñu jaar jàll dana màttem du màtte ñun daal duñ ci dugal sunu loxo lànk nañ te dañuy mos di lànk ba faw waaw ñoom nag ña ngay artu ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi ngir mu àttee. ñun dégg nañ président de la république 31 décembre bi mu janoo ak taskatu xabaar yi Sénégal dafa wax ne am na ci yenn gox yi mu joxe Fuuta comme exemple ne forage ya fa nekk li ci ëpp ay émigré maanaam doomi gox ba dëkk ba forage yooyu président de la république jàpp na ne mënuñ ko jox privé ndax état du Sénégal liggéeyu ko waaw forage yu Kirène nag état du Sénégal liggéeyu ko forage bi suñuy partenaire maanaam entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñoo ko liggéey ci seen responsabilité sociétale jagleel ko population bi ñu jàpp ne état bi daf ko war a boole wala méngale ko ak forage ya nga xam ne moom la ay émigré wala ay partenaires yu émigré réalisé ca Fuuta te mënuñ ko jox entreprise privée ñun loolu rek la ñuy laaj. forage bi li nga xamante ne mi ngi nekk fii moo jox ñaari dëkk yi di Kirène ak Bandia am ndox mi ngi féete ci diwaanu Diass Moustapha Sall Mbour Sud FM.
ña nga xamante ne ñoo dëkk ca Medina Wandifa nag lu nuroog forage ñoom sax daal di ñu ko gis ay teen la ñuy wéy di naan ba néegi ni jigéen ñi itam daal di fa am ab jafe-jafe ba sax di ci jële ay ëmb yu yàqu loole ki ko xam le di jaraafu dëkk ba di Malang Seni Fati ñu teewlu ko ak Moussa Dramé. ndox dafa nekk loo xam daal lu am solo la. maa ngi interpellé au président de la République ci boppam ci baaxaayam bi mu fi ñëwoon lors des conseils des ministres délocalisés à Sédhiou joxe na ndigal pour ñu sampul ñu benn château d'eau bu bees def nañ ko mais malheureusement moom ci président ni mu ko buggee ak ni ñu ko defee fii du benn. Medina Wandifa ay at ñu ngi dund ci problème ndox dama bëgg mu jël ko en charge loolu génn ci suñu lox parce que suñu coono la réseau bi depuis 84 boobu dëkk bi y a pas plus de 30 maisons des tuyaux de 32 yu mel noonu tey dëkk bi lu mu toll presque 20 000 habitants loolu nit xalaatu ko sax Medina Wandifa ten bi napp bi dafa sori jigéen yi ñu ngi nii di ëmb di seen ëmb di yàqu dafa daw yaram keroog wax naa ko assemblée nee naa leen vraiment man dama ciy ruus taxaw ci pencum ndaw bi di wax problème ndox Medina Wandifa di mel ni man donc maa nekk sénégalais loo xam ne daal bokkul ci Sénégal te loolu je sais que président Macky Sall am na ci yërmande am na ci kii bi mais yu mu sant ci liggéey boobu ñu jàppale ci Medina xam naa ni ñu ngi liggéey nag wax dëgg fa yàlla ñu ngi liggéey bu baax a baax mais nañu yokk parce que man vraiment li nekk sama kaw ci loolu xam naa ko commencé ci ministre en charge de l'hydraulique ñoo ba ci seen directeurs yi mais ñu yokk góorgóorlu bu baax ku xiif doo ko naan xaaral suba. kooku nag di Malang Seni Fati moo ngi doon yëkkee ay kàddu ginnaaw ya nga xamante ne toj ak yàqu daal nañ ko nemm foofee ca Medina Wandifa ci coow li doxoon diggante Ousmane Sonko ak Ndaw Socé ba tax rek ñoom ci seen wàllu bopp niki tey ji la ñu daal di am ab bés ba nga xamante ne dañuy yee ñaax askan wi ci la nga xamante ne moom moo leen war rawatina ñu moytandiku baax a baax yàqu-yàqu yi nga xamante ne ñoo ngi ko faa def Moussa Dramé. ci woote boo xam ne jaraafu commune Medina Wandifa di député maire Malang Seni Fati amal na ko ci dibéer bi nemeeku nañ teewaay kilifa yi gox-goxaat yi yu bari fi teew ci département bu Bounkiling waaye tamit ñenn ñoo xam ne it ñoo ànd ak moom ci wàllu politique ak it ñu ko sopp lool ci dibéer bi nag amal nañ daje boobu leet ngir càmbar yëngu-yëngu ak manifester yoo xam ne amoon na ci juróomi fan ci weeru mars bi weesu comme niñ ko nemeeku ci barab yu bari ci Sénégal waaye fii ci Medina Wandifa am na ci yàqu-yàqu yu métti yoo xam ne nemeeku nañ ko ci mairie bi te rawat na centre d'état civil fu ñuy defaree kayit yi ak tamit dëkkuwaay jarax bi ak way juróom bu góor boo xam ne dañ koo taal waaye tamit l'école privée boo xam ne moom la amee ak it ay bus yoo xam ne it yàq nañ ko yàqeet ci centre d'état civil maanaam fu ñuy defaree kayit yi ci mairie jaraaf commune Medina Wandifa di Malang Seni Fati àdduna jëmale ci fànn boobu la xamal population de Medina Wandifa suba ku ñëw uti kayit ci Medina Wandifa te xam amoo ko nga jàpp ni que ñuy jàpp ni seen bopp ñoom ñooy défendre intérêt ci Medina Wandifa ñoom ñoo leen ñàkkaloo kayit bi mel ni état civil ñaata xale mooy lor foofu ñaata xale mooy yàqule foofu ci yàqu-yàqu yooyu it nee na it mu ngi joxoñ baaram tuuma ñenn ñoo xam ne it ñoom ñuy def naka sudul noonu ci biir dëkk bi waaye di ci yokk xam ne it élèves yeeg Pastef yi bokkuñ ci benn élève taalul mairie encore moins militant Pastef yi kenn ci ñoom duma la tuumal ci lii parce que j'ai toutes les vidéos avec moi yàqu-yàqu yi ñoo xam daal ay doomu Medina Wandifa la ñu ne bëgg nañu jël mairie bi depuis 10 ans ñu ngi koy xeex ñu ñëw tey ñu transformé wu en collectif pour les défense xawma seen appellation bi ñoom ñoo nekk commanditaire ci lépp je dis j'assume mes mots ci lépp. fu ñu sargal ci bés boobu la it ñëw teewee li ni mel di Abdoulaye Diouf mu nekk maire Sédhiou it nekk it ministre bu ñu dënk wàllu ci aar ak it communication wàllu jokkalante bi àdduna ci loolu gën a yaatu ci kàllaama yu bare fësal ci ne it war nañ gën a mànkoo xeet ba xaritoog déggoo gën a fas seen i diggante lu weesu bés weete bii la it député maire Malang Seni Fati ànd ci ak ñu kilifa diine yi ak ñi jiite ndaw ñi ak jigéen ñi fësal nañ ci ne dootuñu bay lépp loo xam ne si da koy nuroo am ci it ay daan yu métti yoo xam ne it daañ ko ci def ki si doon jokkoo ak yéen ci Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé ci coow loolee sax ñu ci jotoon a tegub loxo tax na mouvement M2D niki démb daal di joxoñ baaraamu tuuma juge d'instruction bu tribunal grande instance bu nekk ca Njaareem ñu daal di tudd turam ne moom dafa lànk kaare ne du bàyyi ña nga xamante ne jot na leen tegub loxo loolee kuréel gi ëmb magistrat yu nekk ci Sénégal ànduñ ci benn yoon ba tax ñu koy ñaawlu jàpp ne nag yooyu xuppaate yooyu ak nappaate yooyu ñoom duñ ko nangu benn yoon te loolee dafa doon la nga xamante ne day wàññi doole pour justice muy fàttali ne nag képp ku nekk ci réew mi danga war a sàmmoonteeg li nga xamante ne moom la yoon daal di def ak foo mënti féete ñu daal di la teg ci yoon ñoom nag jàpp nañ ne nag ñoo ngi jàppal tànk seen naataango boobee na def liggéeyam li ko yoon sant te bu mu yoxi benn yoon ci fànn boobee ba tax muy sàkku ci képp ka nga xamante ne sénégalais nga bàyyi xuppaate yi wala boog nappaate yi ci fànn boobee ndax yoon dafa war a def liggéey te warut am parparloo ci benn yoon ci benn dossier.
ñi nga xamante ne dañoo loru ci wàllu teer fi mu ne nii seen yaa ngi ci suuf ndaxte mënatuñu dund jafe-jafe ya nga xamante ne ñeenti atu yàllaa ngi nii ba léegi nii ñoo ngi ko fa daal di dunde bokk na ci ñu ñàkk seen kër chèque ya nga xamante ne dañ leen ko waroon a gunge ndàmpaay ci fànn boobee jotuñu ko ñu bëri ci ñoom fi mu ne nii nag amatuñu fenn fu ñu dëkk ba tax niki tey jii la ñu janowaat ak way taskatu xibaar yi Makodou Fall kenn la fa ñoom ñu teewlu ko Gelas Moussa Thiam. di naqarlu rek continuer di naqarlu li nga xam ne tey jii état du Sénégal mi ngi koy def impacté terre yi 4 ans ñuy daw derrière suñuy sec d'accompagnement social et de vulnérabilité pour 1000 personnes dinañ ci bénéficier wu donc lors d'une réunion ba nga xam ni Boun Abdallah Dionne moom moo ko présidé woon donc tey jii fi may wax ak yow noonu yàq la moitié ñi nga xam ne ñoom ñoo amagum sec de vulnérabilité les pertes de revenus locatifs yi nga xam ne tey jii nit ñi impacté yi doon nañ loué seen kër di ko loué ñenn ñi sax dëkkuñu fa di fa loué ñu waral leen ko multiplier par 6 ñu fay leen ko ba léegi fayaguñ ci kenn li nga xam ni suñuy terrain la ba ñu séddoo terrain yi ñu bari ci ay famille dañoo tas séddoo xaalis ñenn ñi jël tipo terrain ba léegi fu mu may waxe yow nii kenn gisagul terrain non seulement gisaguñu guñu terrain mais gis nañ ni ñi ngi doon distribuer ay actes administratifs ay actes yi nga xam ni domaine moo ñu ko distribuer woon jox ñu ko depuis 2018 le 12 juillet 2018 ñu jox ñu ces actes là jox ñu ay plans de masse et tout ça ba léegi kenn mënul fexe ba xam terrain yi fan la nekk c'est comme si des terrains virtuels la terrain yooyu nga xam ni jox nañ ñu ko ñuy continuer di daw am na ñi nga xam ni wax dëgg yàlla fa ñu dëkkoon amoon nañ kër mais tey jii si may waxee ak yow di ak projet bi amatuñu kër dañoo loué nga nekk propriétaire mu jéggi nga nekk locataire loolu état du Sénégal rek moo ko mën a def askanam ñuy interpeller le président de la République ci li nga xam ni tey jii moom la ñu waxoon digg ñu ko ci différents audiences yu ñu am ak moom mi ñu ñëwoon dinañ leen régler suñu problème nu mu gën a gaawee ba récemment en conseil des ministres mu génn ne comme quoi que ñu régler problème yi nu mu gën a gaawee ba nga xam ni problème dootu amati ba léegi tey jii mooy wax ni dara amaatewul ci dossier bi ay promesses yu dul jeex nañ ñu def chaque jour nag mënuñu ñëw chaque jour di def mu nekk éternel recommencement mënuñu dëkkee ci loolu lu ñu fas yéene def dans les jours à venir duñ ko dévoiler sax dañ leen di bett ñun lu ñu fas yéene def mooy dañ leen di bett di def suñu action nag répétitive quitte à ce qu'on y laisse nos vies ñu bàyyi sa suñu bakkan dama ne lu ñu seen ñuy ñëw ñun la code du rouge il avait dit que qu'il ne veut pas voir du rouge mais ñun dañuy brandir suñu rouge parce que gis rouge moo gënoon ñu gis deret fi nekk ci saal bi am na lu ñu nas teg lu kenn musul def Sénégal dañuy def te fa ñu koy defee nag bu ñu kenn ne ñun avertir ñu leen combien de projets moo fi et le BRT dégagé wuñu leen joxuñu leen ni seen i titre et nous c'est nous ñun ñoo fi jëkk BRT. tàggat yaram ñu daldi ci àddu bokk na ci ñu sàkku ci kilifa ya nga xamante ne ñoom ñoo fa daldi nekk ñu gën a baral liggéey bi nga xamante ne moo jëm ci wàllub defaraat stade Maniang Soumaré bu nekk foofee ca Thiès fexe itam gox-goxaat yi ñu daal di gunge baax a baax association club yi nga xamante ne ñoom ñoo fa daal di nekk loole doon na la nga xamante ne mooy kuréel gu tuddee boppam ëttub sportif yi daal di woon am ab toogaanu ñaxtu foofee ca stade Maniang Soumaré maître Ousmane Diagne kenn la ci plateforme boobee ñu teewlu ko Eumeu Ndiaye. nga xamante ni tàmbale nañ ko ci site stade Maniang Soumaré bi ñu accéléré ko ñu accéléré aussi. defaraat gi nga xamante ni tàmbale woon nañ ko ca stade Madina Fall parce que Thiès nekkul dëkk boo xamante ni war na mën a yor benn stade wala ñaari stade wala ñetti stade Thiès dafa war a mën a am ay stade yu bëri parce que dëkk bu amul infrastructure sportive dëkk boobu sport bi mënu fa développer donc ñu jël aussi prétexte sitting bii nga xamante ni dañ ko organiser pour demander ñu accélérer travaux stade Maniang Soumaré yi pour ñaax suñu autorités yi notamment les autorités locales muy maires yi parce que dañoo gis ni maire yi dinañ jàppale nawetaan bi mais club civil yi nga xam ne dañoo engagé wu ci compétition nationale yi maire yi duñ leen jàppale loolu nag dañoo jàpp ni ab incorrection la boo xamante ni dañ koo war a corriger moo tax ñu ngi ñaax suñu maire yëpp nga xamante ni ñu ngi dégg am na ci ñoo xam ne ci ñoom sax bokk nañ ci ëtt sportif yi ni leen nañu teg ay pexe pour que club bu Thiès yi nga xamante ni dañoo engagé wu ci compétition nationale yi ñu mën di ñëw di leen jàppale bu loolu jàllee ñu ni ñi nga xamante ni ay société lañ yor ak ay entreprise yoo xamante ni dañoo samp fii ci Thiès au nom de la responsabilité sociétale d'entreprise ñu jàpp ni ñooñu tamit yoon sax loolu dul ki mais yoon moo leen ko teg ni dañoo war a jàppale waa gox bi ñu implanté wu ci yëngu-yëngu yi fay am notamment muy yëngu-yëngu nekk sport loolu moo nekk poñ yi nga xamante ni tey jii loolu moo ñu fi dajale woon ñu ni dinañ ko waxtaan ak yéen ñu def ko nag ci jàmm ak ci salaam di ci gërëm bu baax le préfet bi nga xamante ni bi ñu ko informé ci suñu sitting bi ñu bëggoon def jël na toutes les mesures nécessaires pour que les forces de l'ordre ñëw encadré ko ñu def ko ci jàmm te yaakaar ni incha allah rabi autorités yi dinañ dégg lu ñu wax
te buñ fi jugee dinañu renforcer la main d'œuvre bi nga xamante ni moom la entrepreneur bi yónnee sur ce site parce que yéen ñëpp mën ngeen koo gisal seen bopp main d'œuvre bi ñu fekk fii ak liggéey bi yeexaay bi mu yeex nii buñ ñeeñu la 15 la ñu bëgg ñu réceptionner stade bi loolu jàpp naa ni kuñ ko wax tamit loolu nekkul loo xam ni yanu maanaa. Ligue Pro fukkeelu bëccëg ak ñaar la ñuy daal di àddu te ñu ko daal di amalee foofee stade Lamine Gueye bu nekk ca Kaolack Mbour Petite Côte dafa tembo ak ñaari tali kenn dugalul moromam bal Mbour Petite Côte nag dafa jël rek dogal ne day recevoir foofee ca Kaolack ña leen jiite nag ñoom rëccuwuñu benn yoon dogal googe nga xamante ne jël nañ ko ngir rek daal di yóbbu seen match yi foofee ca stade Lamine Gueye bu nekk ca Kaolack Pape Waly Faye moo nekk président section football bu Mbour Petite Côte ñu teewlu ko ak Mamadou Camara. match bi ñun sentiment de satisfaction lañ ci am parce que déjà déplacer match bi sur Kaolack rek c'est fait un baume au cœur parce que bon je vais reprendre le président bi nga xam ne servir na fii mais man aussi une bonne partie de mes activités se passe à Kaolack donc je suis pratiquement 3 jours sur 7 à Kaolack donc ce faisant donc liñ gis fii tey daal doy nañu pelouse bi c'est praticable te ñu ngi leen di jox rendez-vous di leen wax ne suñu yeneen match yëpp tam fii lañ koy jouer d'ailleurs alxamis dinañ recevoir Guédiawaye football club fii pour coupe de la ligue donc kontaan nañ trop nag ci école de football yi ñu gis on sait gis nañ tam que ne public kaolackois bi c'est de grands sportifs parce que gis nga ne stade bi fees donc loolu kontaan nañ ci trop ci ñëwaat fii Kaolack pour continuer fi suñu match yi. équipe bi am nañ taxawaay bu baax parce que boo gisee ils ont été présents du début à la fin donc gëm naa ne c'est un match nul honorable et que ak chaleur bi tam daf ciy jouer mais dinañ acclimaté wu parce que on va jouer tous nos matchs ici je pense que ne match yi di ñëw dina gën a baax si ñun te am nañ yaakaar am ci ay ndam yu bari incha allah. présence supporters yi surtout moom motivé nañu lool lii day wane rek ne Kaolack dëkku football la déjà boo gisee école de football yi ak tous les sportifs kaolackois se sont déplacés. del kon na ñun loolu kontaan nañ ci trop di lancer un appel à toute la population du Sine Saloum que ne Mbour Petite Côte léegi mi ngi recevoir fii et nous vous tendons la main ñu ngi séntu ci yéen seen jàppale pour que ñu mën a gën a dëgëral suñu football fii nii. noone la ñuy daal di yegsi ci xët gi nga xamante ne moom la ñu jagleel lu gënoon a fës ci ayu xibaar ci ayu bés bi ñu génn ñu ànd ceeg Josette Kali. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. dàkk nañu élection locale yi ba ci atum 2022 ndax jotunoo juboo ci kaddu ci àllarba gi ginnaaw réunion bu commission politique ñeel dialogue national bi ci jamono goo xamante ni évaluation bu processus électoral bi dinañ ko door ci benn fan ci weeru avril bu ñu sukkandikoo ci porte-parole bu majorité présidentielle di Cheikh Sarr direction des élections moom mooy xamle ni faaw ñu am lu toll ci fukk ak benn ci ay weer ngir mën a amal opération yëpp ñu teewlu ko. li ñu jàpp ci élection yi moom mooy dañ koy puusaat élection locale yi ndaxte ñëpp xam nañu ne opposition bi moom moo waxoon bu amul audit fichier électoral ak évaluation duñ dem élection ñu d'accord ko ñu jàppoon ne audit beeg évaluation bi dinañ ko def ci ñetti weer ba ñeenti weer loolu nag ñun la ñu gis ne bu ñu demee pare loolu il faut waxtaan bi nga xam ne sumboon nañ ko ci dialogue politique bu ñu eggali ko boo ci boolee léegi nag depuis 2018 ba léegi li ñuy woowee révision exceptionnelle amul c'est que ndaw yi nga xam ne dañuy soog am at bi nga xam ne dinañu mën a woote il faut ñu may leen ñu bind ci liste bi bu ñu bindoo ba pare nag ñu soog a xool élection yi léegi boo jëlee délai yooyu dina mën a tax nga xam élection yi kañ lay nekk waaye déjà ñi nga xam ne ñooy toppatoo élection ci waa administration bi jàpp nañu ne fukki weer ak benn la ñuy soxla pour mën a dem élection fukki weer ak benn yooyu nag boo ko ci dugalee boo moytul daal ci début 2022 bi la ñuy egsi. ñi di pôle des non alignés ñoom jàpp nañ ni yile local mën nañ ko amal ci atum 2021 gi jarul yegg ci at bii di ñëw ci ni ko majorité bi sababloo ñu teewlu ci loole Déthié Faye di coordonnateur bu pôle des non alignés. élection yi comme dañ ne woon gën jaa yéex dimanche bi ñëw lay am xam ku ne xam na ne loolu mënatu la nekk kon ñu ne nañu d'accord ne élection yi moom dañ koy dàq waaye nag ba kañ la foofu la coow li nekk ndax nun dañu ne bu ñu xaymaa li ñu war a def ci diggante bi yëpp élection yi mën naa nekk ci atum 2021 bi maanaam mën naa nekk ci mois de décembre au plus tard waaye suñu nattango yi nga xam ne ñoom ñooy majorité bi ñu defee seeni xayma ñoom jàpp nañ ne il faut que ñu am fukki weer ak benn suñu kanam nga xam ne loolu boo ko xoolee mois de mars bii ñëw 2021 pratiquement loolu lay méngóol bu fekkee ne audit bi commencé na le 1er avril loolu moo tax juboo mënta am foofu par exemple boo jëlee évaluation bi moo mujj bu tàmbalee le 1er avril jàpp nañ ne mën nañ koo def ci ñaari weer bu fekkee dañuy war a def révision exceptionnelle loolu mën naa nekk ci ñaari weer bu fekkee da nga war a def dépôt de candidature yi au maximum 85 jours la te am na situation yi noo xam ne ni muy demee loolu dina boobu sax mën nañ ko wàññi.
ci talaata gi ndaje mujjee naa am ci diggante Front de Résistance Nationale ak ndawal xalif général bu murid yi Serigne Bassirou Mbacké Porokhane moo rafetlu dogal bi nga xamante ni kujje gi jël nañ ko ngir teg ci suuf bépp manifester bi nga xamante ni mënoon naa tax dëkk bi yëngatu. may ngeen ko ci yeneen ñoom li ko def itam wax na ko la mu koy wax moo nit gis nga ci moom nekk na ci moom waaye ñoom dana def comme de la kàttan ba sëñ bi dina leen dëkk dana ko am waaye nag na ko may ndax ñu ngeen defaral ñu ñuy dox moom bu tëb tam rek ci bi daal si rek def ñu ne am fi ñu jaar ba ci moom waaye fas yéene naa fi ci moom lu mu jëm man ak lu mu ci moom dana ko def ñu jëm sëñ bi ak jàmm réew mi ñeneen sëñ bi wàcc ñeneen ñeneen ak yeneen naqaro yëpp jox nañ ko suñ ñu déglu sëñ bi waaye genn wàll gi rek ñu ko def te googu it rafet na ci ñëpp. Guy Marius Sagna génn na kaso activiste bi ci àllarba gi la am bàyyib nëgandiku waaye ci janoom ak taskatu xibaar yi moom mooy ñaawlu ni état bi di doxalee sàkkuwaale noonee ñu bàyyi ñëpp ñi nga xamante ni jàpp na ni wàllum politique moo tax ñu nekk ci kaso yi Ismaïla Marcel Coly. ginnaaw bi ñu ko bàyyee ci saasa la activiste bi di Guy Marius Sagna sàkkuwee ñu daal di bàyyi bépp détenu politique bi nekk ci kaso yi rax ci dolli muy ñaawlu ñàkk yemale bu mu nemmeeku ci ni ñu leen di bàyyee. bu dee génn nañ kaso mel na ni génn ñu fekk ñeneen ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp te ba tey jii ni ñu nekk kaso génn ñu fa di profito di wax ne Sénégal war nañ bàyyi mu mel ni dafa am ñaari citoyen bi bu tuddee Guy Marius Sagna wala Babacar Diop buñ ko jàppee kaso ñu teel ko bàyyi mu génn mu am yeneen citoyen yoo xam ne buñ leen jàppee kaso ñoom ñooy mujjee génn dëgg la maa ngi fii tey waaye mënuñu am mbégte fekk ne ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp les 8 et 9 février bii passé ñoom la ñu njëkk jàpp Guy Marius Sagna lan moo tax luy ndeyu ñun ñu war a njëkk a génn loolu duñ ko rafetlu génn bi ñuy génnee nii du dëgg du yoon parce que day génnee boo xam ne day firndeel day dëgëral li nga xam ne bokk na ci li ñuy xeex mooy sénégalais yépp ñu yemale leen. Guy Marius Sagna nag fas yéenewul yem fii ci xeex bi ba tax muy sàkku ci ay ñoñam ñu gën a taxaw ba daal di ko wéyeel. ñun pare nañ pour que les droits des hommes politiques bafoués ñu jël ko en charge pare nañ pour xeex des élections à date échue et des élections transparentes waaye pare wuñu pour xeex loolu rek dañoo pare d'abord pour jël en charge les préoccupations des populations. ci fàttali activiste bi di Guy Marius Sagna ñu ngi ko teg loxo bi weer février amee ñaar fukki fan ak ñaar ginnaaw bi coow Adji Sarr ak Ousmane Sonko jibee. ci bët saalumu réew mi ndaw yi ñu jàppoon ci ñaari fan ci weeru mars bi ca Bignona ginnaaw manifester yi ñeel mbirub Ousmane Sonko ak Adji Sarr génn nañu ca maison d'arrêt et de correction bu Ziguinchor juróom-ñetti manifestants yooyee ñoom ñëpp am bàyyib nëgandiku. liggéeyu ndaw yi moo nekkoon ponk yi gën a fës ci ay CRD yu ñu amandoo ci ajjuma gi ci Ndakaaru Kaolack ak Tambacounda ca Kaolack moom lu toll ci 36 000 ci ay demande la ñuy jox autorité yi waaye duñu matal sax lu toll ci 10 000 yoo xamante ni dinañ ko saafara jëm ci liggéeyu ndaw ñi ca Tambacounda moom ndaw ñi lu ñuy sàkku moo di ñu gën a mën a jot ci financement yi waaye ñu tabaxaale leen ay usine de transformation jëm ci ay produits agroforestiers. jàmmarloo yu métti ñoo am ci alxames gi ci guddi ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru diggante étudiants yu association Ndefleng ak Kekendo lim gu takku jëlee ci ay gaañu-gaañu ca ëllëg sa ñaari pàcc yi di ñaawlu la fa xewoon coordonnateur bu mouvement Ndefleng di Bassirou Thiaw moom mooy woo ay jegeñaaleem ñu ànd ak dal ñu teewlu ko. li fi xew nag ñun waa mouvement Ndefleng naqaru nañ ko bu baax a baax ñaawlu nañ ko aussi problème bi nekkul question entre le séeréer et le joola ou bien le séeréer et le Casasin mais juste rek ku ne daa bëggoon défendre membre am rek moo indi lii nii mu nekk loo xamante ne daw nañ fu ne pour du am mouvement Ndefleng mu ngi ñaawlu lii di woo membre am yi nag à la retenue ñu teey xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te yaakaar naa ne nag dara warul ñu boole. coordonnateur bu mouvement Kekendo di Ibrahima Khalil Sané mooy woote dal ak jàmm ba lu ni mel buñ ko nemmeekuwaat foofee ca espace universitaire ba. li tax lii nii am dafa di loo xamante ni de tous les côtés c'est regrettable puisque dañu dem ba deret tuuru si donc loolu bu ci amee dañuy woote dal xamal ñëpp ni tey jii nii pacification jàmm ci université bi nii moo ñu soxal ñun ñëpp jàmm Sénégal moo ñu soxal ñun ñëpp. jaajëfal naa leen ci déglu bi fi la ñuy ndarkeppee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Birama Ndiaye.
sant leen gërëm leen lu ci gënoon a fës bokk na ci coowal ndox ak la nga xamante ne moo jëm ci wàllub ak waatek dëkk dëkkaane gox yi fasantikoo yu bëri bañ na nag du yor lu jëm ci wàllub séddale seen ndox déglu ngeen ko diggante Tivaouane ak Mbour jàpp foofee ca Medina Wandifa ñoom nag gisuñu sax forage ba sax di bañ ki leen ko daal di yoreel kile di Déthié Fall itam daal dina taxawal li nga xamante ne moom mooy partem ngir rek daal di fexe sumb ci lu jëm ci wàllub langue politique bi demal boppam bàyyi Idrissa Seck ak ay ñoonam loolee boole nañ ci yeneen xibaar jeexale ko ci lu gënoon a fës ci ayu xibaar ci ayu bés bi ñu génn ñu àndoon ceeg Josette Kali kile di Alassane Wade moo féete ci xarale gi ci kanam tuuti bu 22h jotee kile di Abdoulaye Diop ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon.